dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kondo bin rey sa maam fooy seen lu ñuul di daw ba raw say tànk woppi coronavirus jekka importé yeeg ni ñu ne tàmbale ne xus ci réew mi kilifa yi réew mi lu ñuy ragal mooy mu ne xës ci réew mi Le Quotidien nañu moo waral kilifa yi gàllowàll wér-gu-yaram gi ci réew mi ak xeex mbas mi génne yeneen mesures yu yees ngir kar cas importé yi waa ministère de la santé ñoo def ab circulaire boo xam ne lañ ci xamle moo di bu weesoo benn fan ci weeru novembre balay kenn di duggati ci réew mi da ngay wane aw këyit wuy wane ne def nga test juróom-ñaari fan laata ngay dugg ci réew mi ba mu wane ne corona woo dogal boobee journal Quotidien tegal ñu ci ne ñu ko jël wax nañu ne ku ko xëtt ba dugg ci réew mi manes na laa delluwaat fa nga jóge woon maanaam rapatrié la compagnie bi la yeb ci roppalanam bu dugale ci réew mit ay daan mën naa dal ci kawam ci kaw dogal yooyee journal Le Témoin li mu ci gis moo di Sénégal mi ngi ñag boppam ndax bëggul ñax goo di lakk-lakkaale gu tooy réewum France ak ni fa mbas ma ne xusati ñuy waxi deuxième wàgg yooyee la ñu bëggul mu wàgg si ba ci Sénégal moo waral ñu ne balay kenn di jaarati ci avion di dugg ci réew mi da ngay def test Covid 19 bi ba mu wóor ne lu wokkutub dërëm wokku la ngay soog a dugg cas importé yi la ñuy daw ndax ci diggante fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre wàññi nañu ci réew mi juróom-ñaar fukki cas importé docteur Abdoulaye Bousso njiital centre des opérations d'urgence communautaire xëy na di waxtaan ak wàll observateur ci tolluwaay coronavirus bi ci réew mi ubbil yéenekaay bi Adama Dieng bu journal bi laaj na ko ne ko juróom-ñaari fan ak lu teg bi ñu génnee ci màggalu Tuubaa gi ak léegi ndax mënees naa am takk bu wér ci li événement boobee jur ci coronavirus bi docteur Abdoulaye Bousso ne ko ñoo ngi soog a romb semaine bu njëkk bi nga xam ne bu jàngoro ji doon law ci lay gën a fëse waaye yàlla def na ne semaine bi weesu na te dégguñu dara du ca Tuubaa du ci yeneen dëkk yi ci réew mi semaine bii ñu jëm nag bu melee ne semaine bii ñu weesu xel dana ci gën a dal ñu dalee ci Soleil national mi ngi ñuy wax ne suñu réew di Sénégal donte dooleem demeewul noone ni mu taxawee ci mbas mi fexe ba ëppati loxo juróom-ñaari weer ci weer yu mu dëkke ko bari na ci àdduna bi ay réew yuy roy ci moom kenn umpalewul ne woppi coronavirus ji bari na lu mu yàq ci système sanitaire u réew mi waa Grand Place dañu moo waral conseil économique social ak environnemental joxe ay recommandation di digle ak i tegtal yooyu jàpp na ne buñ ca jaaree dinañu mën a ñoŋal système sanitaire bi recommandation yi ñeent lañu waa Grand Place tegal ñu ko ci xët mu njëkk a fecc taxuto mu jëb géew yëral xët mu njëkk Source A kuréel ga ñu samp ci assemblée nationale ngir mu wut ay xibaar ci koppar yi ñu nattal xeex waame gi ana nan lañ ko doxale journal bi xëy nañu baaxee listub kilifa yi ñu jot a déglu ci wàll wi Aly Ngouille Ndiaye la Abdoulaye Daouda Diallo Abdou Karim Fofana Serigne Mbaye Thiam ak Lansana Gagny Sakho njiital ONAS njiital maire bu ville bu Kaolack di Mariama Sarr Walfadjri nee nañu gaañu ñoo nga ca kawam maire la bu ñu bëgg a jële ca maire ba Aminata Touré Pape Demba Bitèye ak Diène Farba Sarr ñoo ngi ciy tànkam daas nañu seeni seel ba mu ñaw toog di xaar bésub màttante tëdd ji lal ju nekk moo xam ay màttam Pape Diop mi ñuy ŋàññi aw doxalinam ci assemblée nationale ak di yéemu ci absence am yu bari ñi koy jàppal tànk tontul nañu ko ay bañam ci journalisé ko waa bokk gis-gis nee nañu absence yi Pape Diop ci assemblée nationale ku mu yéem sam xel guddul ndax Abdoulaye Wade doon na fi député ba ni mu wàccee musuta teg tànkam assemblée nationale te du moom rek ne Moustapha Niasse mi jiite tey ji assemblée nationale falu na député ba follee ko tànk musu ko teg assemblée ensemble maanaam ñun ñëpp nañu daje ci xët mu njëkk Source A rappeur bii di Mouhamed Fall ñu gën koo xam ci turu 10 000 problème Source A nee nañu ginnaaw bi ñu ko jàppee ci màggal gi ak yamba tribunal grande instance bu njaareem atte na ko ba tëj ko fukki fani kaso ak juróom yamu ca ndax njañ yi mu yoroon di rasaya dagg nañu ko muy 10 000 problème ak benn léegi. Savon de Marseille Alfé. naaw fendi ngir wàllu ñi loru ci mbënn mi tey nag gouvernement bi di tàmbale li ñuy wax opération jekkali lii nag di suuxub koom-koom wala récession économique wala su koom-koom bu suux Sénégal mën na cee mucc ndax li mu jot a bay mën naa doon loo xam ne dina ko dimbali ci koom-koom bu bañ a suuxu campagne bu jëm ci njaayam gerte gi nag njàqare waru cee am. ndax Sonacos pare na ngir jënd lépp lu ñu béy day kàddu Modou Diagne Fada di nga ko dégg ci biir xibaar yi lii di mbëkk mi nag tàmbaliwaat nu mu gën a doyewaar ndax ci ay bésu kottu junni doomu Sénégal jot nañoo yegg si foofu ca Îles Canaries yi ca Espagne di ay kàddu association jàppo ba ne ca réew ma ñaaxal pàcc xibaar yi tàggat yaram yéene kaay ci technique bi Aliou Ba salaamaaleykum. dañ koy tàmbaleek réseau Dakar Dem Dikk daal bi am ay lënt tey ci suba ay jafe-jafe ñu nag wax ne li ko waral mooy ñàkkub carburant bu doy gouverneur bu Ndakaaru nag di amal tey ci suba opération jekkali jëm nag ci plan Orsec 2020 cérémonie bi nag ñu ngi koy xaarandi foofe ca parking bu stade Léopold Sédar Senghor loolu nag gannaaw ayu bés ba ñu tàmbalee lii di opération fendi ngir wàllu ñi loru ci mbënd mi gannaaw taw yu metti fi dina wadd ci réew gouverneur bu Dakar nag dina def li nga xam moom mooy point bi jëm ci loole joxoom ñetti waxtu fekk gën a ñaari simili fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor.
campagne bu jëm ci njaayum gerte gi Sonacos nag ne pare na ngir jënd lépp luñ jot a bay ci at wile di ay kaddu directeur bu société boobee moom sax dafa ne daal pare na ngir daal di ubbil marché bi doomu chinois yi waaye nag faw ñu respecté liñ ci wax ñeel lii di concurrence Modou Diagne Fada ma nga woon ca Kaffrine mu ngi ci micro bi Gomax Ndiaye. Le commerce moom il est libre waaye loo gis lu ñuy jaay lu nekk am na fu ñu ko war a jaayee bala nga koy dugal ci oto am na formalité administrative yoo war a sàmmonteel gëm naa concurrence mais na fekk rek ñi nga xam ne ñoom la ñuy concurrenceal ñu respecté lépp luy procédure ci réew mi lépp luy loi ci réew mi gëm nañ ne pëccëxoo bi amoon daaw pëccëxoo boobu am nañ yaakaar ne du am ren xëy na nag loolu ñun suñu bëgg-bëgg la ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax ñu ngi sensibiliser nit ñi pour que ñu def tout pour que pëccëxoo du am ren ci li nga xam ne mooy jëndum gerte mi usines yi suñu usine locale yi ñoo ciy liggéey nañu fexe ba ñu am gerte suñu capital semencier nga xam ne bu ñu amul semence ren duñu mën a béy déwén nañu fexe tamit bu dara du ci sikk te gëm naa ne ren nag moom Sénégal dina laax lekk ba noppi soogay laax jaay suba ku ñu indil camion gerte gu fendi gerte gu woo koŋ mën nañ laa fay li ñu jot a béy nag ren bëri macha allah ci at wile loolu nag mun naa dimbali Sénégal ba koom-koom du daal di suux gannaaw mbas mi nga xam ne daal moom moo ko daal di sonal buñ sukkandikoo ci ministre bu économie lii di ay prévision nag jëm ci mbay mi mën naa soppi bu baax a baax li ñu yaakaaroon ne day am mu mujjee baax Amadou Hott ma nga woon ca ENA ngir daal di leeral ñii di étudiants yi orientation yu jëm ci PAP 2 ak coppite yi ngir gunge ni nu mel Makumba Bey. kaw gi ñoo nar a sooy réew mi ren ci wàllu koom ndax nawet bu baax bi ñuy yaakaar moo mën a tax boo moytuwul Sénégal du tabbi ci récession Amadou Hott ministre de l'économie du plan et de la coopération moo ci am yaakaar. waaw récession mun na am ñu éviter ko lépp mu ngi dépendre ci chiffre agriculture xam nga bi ñu defee tournée économique gis na ne que ne agriculture production bi mbéy mi nawet bi ak état bi lu mu def ci xaalis ci campagne agricole dafa bëri yokk nañ ko 50%. loolu lépp nag yaakaar na ne am na ay conséquences positives mooy production bi dina yokk te prix xam na gerte ak prix lépp dina nekk prix boo xam ne macha allah dina baax ci producteurs yi baax aussi dañuy transformer donc loolu dina tax soo moytul ñu éviter récession. bi muy présenté PAP 2A di plan bu bees bi nga xam ne mooy suqaliwaat koomu réew mi ñii di waa ASENA ressortissant ENA yi. moom ministre Amadou Hott wax na ay réformes yu bëri yoo xamante ne ni daanaka ci secteur yëpp lay amee code du travail bi foog ñu gën ko yolomal agence publique yi xoolaat seen bopp gën a efficace loi CET ba woon 2004 ci PPP yi partenariat public privé moom itam ci poñ boobu ministre bi nee na 50 milliards yi ñu ko ajoon foog ñu wàcce ko bu baax a baax wàllu fiscalité tamit faaw ñu réformer ko moom jot naa tàmbali ak prime fixe bi nga xam ni supprimer nañu ko Sénélec war a xool nan la koy doxalee. ak RFM kumpa jeex na. Barça wala Barsax loolu nag tàmbaliwaat na mu nag jaaxal rawatina sax ñi faral di wutali Espagne ci ayu bésu kottu ñu ngi toll ci junni doomu Sénégal yu yegg si foofu ci Îles Canaries présidente kuréel bi ñu wax jàppoo nag doon fa tam interprète di Awa Ndiaye dafa nag gis ne war na ci bàyyi xel bu baax a baax ndax yëf yaa ngay tàmbalee doy waar waaye nag foog ñu jaar ci wàllu tàggat lii di ndaw ñi mu sax gis ne ñi fay ñëw te ñu am benn kayit lu ci ëpp ay nappakat lañu Awa Ndiaye ci jokko beeg Jomaroon. démb rek ci waxtu wi 72 dugg nañu bërki démb ci waxtu wi 67 dugg nañu semaine passée diggante jeudi ak vendredi ak samedi presque 1000 dugg nañu. maanaam junni ci ay nit. junni nit dugg nañu. junni nit yi dugg jàppal ni juróom-ñeenti téeméer yi mooy 900 yi. ñëpp ay sénégalais lañu. xam nga loolu bu ñu koy wax xëy na bu ñu koy wax ci lim dafay xaw a doy waar wala dafay xaw a jaaxal nit ñi. mais man nii nekk ci seen biir te bu ñu wàccee may xam ni benn ñaar ñett ñeent ba ci lim bi. xam naa ni lu doy waar la te vraiment loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy vivre actuellement fii ci Îles Canaries ci Tenerife. comme yow interprète nga da ngay ànd ak kilifa yi nekk ca Espagne di dajeek ñoom aussi en même temps yow interprète nga bu ñu ñëwee lan lañ lay wax moom moo tax ñuy faqee ko di ñëw fii. il faut que reconnaître une chose aussi ñii ñëw fan yii yëpp ci jàngat bi ma ci ak seetlu bi seet naa ne daanaka ñëpp ay mool lañu. bu ñu dul mool bu jógee Mbuur mool bu jógee Ndar la wala mool bu jógee Kayaar démb par exemple ñu ñëw gis naa ci mool yu jógee Yen ak ñu jógee Tubaab Jalaaw mu mel ni ñoom bu ñu ñëwee dafa am benn problème bu ñu xam ne moom lañ may doytu bu ma leen ne lii lan moo ko jar dañ ma ci bool dañ ma naan jën a amat ndax bu fekkee ni ñun dañu war a jox licence de pêche
te licence de pêche yi borom doole yi dëkk yu mag yi nga xam ne ñoo am doole am gaal yu mag yi ñoom ñoo am licence yi te ñun amuñu licence mooy dafa mel ne ñun bu ñu natt jee jën yu mag yi wala jën yu baax yëpp dinañu fekk ñoom ñu mbaal ko ba yóbbu ko ñun li ñuy am daanaka mënul sax du mag sax loo xam ni war ñëpp war nañ ci mën a sukkandiku. des ba tey ci géej gi ñi yëngu ci wàllu tourisme nag foofu ca Petite Côte ak ñiy faral di jëfandikoo tali yi nag ñoom rafetlu ñu ni tali yi yàqoo ca Ngexoox Ngaparou Saly ak Somone dañoo sax gis ne loolu dafay tàggatembel lii di tourisme du am benn développement ci boobule gox ñuy nag o kilifa yi fexe daal ba relancer activités yu jëm ci wàllu koom-koom ci ñeenti communes foofee ñu ngi doon waxtaanee ak wataskoro xibaar yi Abdourahmane Diallo. Ngexoox ba Somone jaaree ko Saly ak Ngaparou tali yëpp a yàqu mu doon mbir mi nga xam ne day gàllankoor lu jëm ci wàllum tourisme bi bu ñu sukkandikoo ci ñuy yëngu ci fànn boobu Aliou Ciss kenn la ci kuy yëngu ci wàllum tourisme bokk tamit ci ñuy jëfandiku tali yooyu. soo jógee Dakar wala foo jógee ñëw ba Ngexoox dawal ba kontaan soo diggante Ngexoox ak Saly wala Ngexoox ak Somone mu nekk problème boo xamante ni bii da lay décourager pour nga ñëwaat day doon problème donc vraiment ci yooyu lañ gën bëggoon a invité pour que ñu dimbali ñu ci nu mu gën a gaawee pour réparer trou yi ci yoon bi voire même l'élargissement de la route comme il se doit. ñii di jëfandiku tali boobu te tamit di yëngu ci wàllum tourisme di ñaax kilifa yi ñu daal di dugal seeni loxo ci tali yooyu ñoom tamit di ñaawlu yéexte fi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci tali Somone bi nga xam ne mairie bi tàmbale na fa ay liggéey. voté woon nañu ci suñu budget municipalité 22 millions pour réparer trou bi moom lañ ci nekkoon donc ça fait plus d'1 mois et demi ñu ngi ci nekk comme liggéey mais jàpp naa ne entrepreneur bi ñu ko jox vraiment du métier wala xamul lii parce que 1 mois et demi yéen a ko gisal seen bopp tey sax kenn xëy si wul donc ñaari nga fiy fekk ñu yor pick ak pelle te franchement c'est pas sérieux. ñii di yëngu ci wàllum tourisme waaye tamit di jëfandiku tali yooyu di am yaakaar rek ni nguur gi lii ñu wax dinañ ko dégg ba saafara ko loolu rek ngir suqali gox yu tali bi jaar. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. oote fitna jaaxale ko ci jëlee ay ngànnaay wala boddiwante communauté Halpulaar nag ànduñu ak kii di Alioune Dembourou Sow moom Rendo Fulbe nag. jàpp nañ ne loolee ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax te sax kii di Aliou Dembourou Sow dafa war a taxaw baalu ak ñëpp ndax kàddum yooyu tegu ko ci yoon kuréel bi nag boole ay Haalpulaar ci Sénégal ak biti réew ni yooyu lay kàddu ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax ndongo ka waa collectivité pulaar ni ànd ñu nag ci kàddu yu Aliou Dembourou Sow daal di yëkkati nee nañu jël jaas yi ngir jàmmaarloog ñiy bañ Macky Sall am ñetteeluk mandat waa Rendo Fulbe di ñaaw lu ne mel te ni gile mbir musiba nag la mën a indi ci réew mi Aliou Sow mooy président Rendo Fulbe. ànd ñu ci li mu def Aliou Dembourou ñun cautionné wuñu violence cautionné wuñu xeex génneloo wuñu nit jaasi génneloo wuñu nit yat ñun bu ñuy ànd ak président dañuy ànd ak yow ci programme bu leer nañ. waa Rendo Fulbe ni Aliou Dembourou Sow bu xelam dematee ci yile kàddu bala ko yëkkati na xalaataat bu baax te lu ñu bëgg sax mooy mu daal di jéggalu ñi di askan wi. yonent bi nee na jullit bu tooñee jàppale leen ko buñ ko tooñee jàppale leen ko lépp ci kaw dëgg mooy moom bu fekkee dafa tooñ dañ koy ñaan mu ñëw jàkkaarloog askan bi ne leen man li ma wax xëy na dama caa juum mais lii laa ci jublu woon mu jéggalu askanu Sénégal parce que nag ku tooñ da ngay baalu. ba tey it waa Rendo Fulbe ni nanu bañ lu nu mel jëm nag ci coowal xeetoo ak waasoo ñu daal di bëgg nag dëkkandoo bu rafet bi fi amoon di gën di wéy yi. Sénégalais yi nañu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar gars yi nee nañu saraxulle wala bambara dañoo bëgg maafe waa ji nee na saraxulle bi dafa tegoon boolu maafe mu xamu benn waay fël bool bi gars yi dax ko ba jàpp ko waa ji di lox mu naan bu leen ma dóor gars yi ñu ne non dóoruñu la del lay mar ñu mar ko ba maafe bi jeex. collectivité pulaar bi di Rendo Fulbe ni rafetluwul tamit doxalinu ñenn ci ay politique wala sax ay mouvements sociaux yu bëgg sukkandiku nag ci gile mbir ngir régler seen yëfi bopp Nonga Kamalika rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. kuréel bu ëmb avocat yi ci Sénégal ñoom nag dinañu dalal lu toll ci juróomi junni avocat ci àddina bi ci diggante wala fii ak octobre 2022 ab congrès nag dañ koy waajal fii ci Ndakaaru muy gulet ci Afrique noire avocat yu Sénégal nag jàpp ne loole faw ñu taxaw si ndax défi la ci nag boobule congrès dinañ ci waxtaane jafe-jafe yoo xam ne daal avocat yi dañ koy faral di jànkonteel Pape Leyti Ndiaye moom mooy bâtonnier bu ordre des avocats mu ngi ci micro bi Kumar Mbaw sag la sas la sag la ndax ñu ngi koy door a organiser ci pays Afrique subsaharienne yi maanaam pays Afrique yi nga xam ne pratiquement mën nañu wax Afrique noire ñu ngi ko fi door a organiser ñu ngi door a cëralee lu mel noonu sag la ci côté boobu sas la
ndax buñ la yenee lu diisee noonu da nga maanaam yenn lañ la te yenn lañ la ndànk yennuñ la ndànk nañ leen wax ni bàkk nga njàkk donc du coup il faut nga xool noo mën a def pour que nga teel a ngembu teel a defar sa cummikaay pour mën a def li nga xam ne li mooy mission bi ñu la sant alors mission boobu ñu la sant da nga maam combat boobu alors ñun dañ ciy xawoon teel a jógoon nañ ci depuis mois de janvier parce que novembre la ñu wax ni que confirmé nañu ko laata ñu koy confirmé wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy directoire bi maanaam président UA ñëw na fii Dakar daje fekk président de la République dajeek ministre de la justice bâtonnier Ahmed Ba ak Sadel Ndiaye ñu nga fa woon def li ñuy wax mission exploratoire maanaam da nga maam yërndu ba xam ndax lii nga xam ne lii moom la ñuy sabablu ndax mën naa ne bi ñu demee ba xool dëkk bi Dakar gis infrastructure yi xool dëkk bi xam ni fii maanaam réew la moo xam ne mii war nañ fee mën a def mbir mi ñu dem confirmer ñu ko mois de novembre 2019. ordre des avocats nag ma ngi woon ca conférence de presse ni ki démb avocat yi nag li ñu bëgg mooy daal ñu waxtaanee wala ñu gën a bàyyi xel ci ñàkk dégg bu am diggante Souleymane seen président di Souleymane Teliko ak ki leen yilif di maître Malick Sall. communiqué conjoint bu SYNPICS CORED ak convention des jeunes reporters bu Sénégal nag ñett kuréel yooyu nag ñu ngay naqarlu li ñu mise à pied kii di Diamaty Fall di wataskatu xibaar di am dogal boo xam ne daal direction bu sud bu quotidien boobu moom moo ko jëloon gannaaw nag ab demande explication boo xam ne dañ ko joxoon ñu nag fàttali di kii di Diamaty Fall dafa dara xabaaroon ne yooyu les responsables yu Soleil ne daal dootul couvrir lépp lu jëm ci actualité politique. audience publique bu ñu xaarante ci suba jëm ci projet bu port bu Ndayane ca tribunal bu Mbour kuréel buy taxaw na ngir taxaw wala tamit aar lépp luy gàncax gi ca site boobee di Ndungumaan ak la ko wër ñoom nag dañoo dal dem foofee ca yoon yóbbu fa directeur général yu port bu autonome bu Ndakaaru DP World ak impôt et domaine kuréel bi nag jàpp ne boobule projet dafa teel lool. parti démocratique sénégalais nag di tàmbale tey jile ay opération di placé ak tam jaaye kartam ci boobule parti cérémonie bi nag ñu koy xaarante ci ngoon te permanence nationale Oumar Lamine Badji fii ci VDN Cheikh Tidiane Diagne maa ngi la nuyu. maa ngi laa fay Seydou Nourou Ba. Cheikh bismillah ci tàggat yaram. ñu dal di ko door rek wàllu football championnat bu France seen 6e journée danañu ko dal di door niki tey jii ci ngoon ci bu 17h jotee match bu njëkk bu nar a am diggante Rennes lay dal di am ak Dijon waaye doomu Sénégal yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofulee ci Rennes duñ ko teewee moo di seen góol di Alfred Gomis moom mi nga xamante ni ca Dijon googu sax la jógee dal di ñëw foofulee ci Rennes amee gaañu jamono gi ak itam Mbaye Niang moom mi nga xamante ni bëggoon na fa jóge Rennes dal di wutale Saint-Étienne waaye yëf yi mujjut a antu jamono gi nag nee nañu faw rek mu liggéeyaat laata muy dellu ci effectif bu équipe bi di Rennes fàttali nag Rennes moom moo féetee ci place bu njëkk bi ci classement bi Dijon moo nga féetee ci place bu mujj bi Paris Saint-Germain moom ngi féetee si ñeenteel place bi tey jii ci ngoon 19h diggante mag Nîmes lay daal di doon choc bi nag ëllëg diggante Girondins bu Bordeaux ak Marseille ci bu 19h jotee Reims dana tas ñi di waa Lorient di match yi nga xamante ni daal dafa concerné équipe yi féetee ci suufu classement bi championnat bu Angleterre itam li ki ëllëg di samedi dañu daal di door seen 5e journée di jongante ko nar a am solo diggante Everton féetee ci place bu njëkk ba ak Liverpool mi nga xamante ni moom moo di équipe championne en titre jamono gi féetee ci juróomeel place bi ci classement bi choc bi nag diggante Manchester City lay daal di doon ak ñi di waa Arsenal ca Allemagne foofu tamit seen premier tour coupe nationale daal nañ ko door ñoom nag démb daal nañoo am ndam 3-0 seen diggante ak ñi di waa Düren ña ci ràññeeku moo di Eric Choupo-Moting di doomu Cameroun jóge ci Paris Saint-Germain daal di wutali foofule Bayern de Munich gannaaw bañ ko fa transféré nag ñu bëri sax daanaka daal da leen daal di bett waaye ka ko jox paas itam di Bouna Sarr moom itam demam foofule ci Bayern de Munich dafa daal di bett ñu bëri waaye démb ñaar ñooñule ñoo daal di ràññeeku permettre seen équipe bu bees bi di Bayern de Munich mu ci am ndam seen digg ak équipe boobule di Düren 2-0. pour loolu weesoo ñu daal di suñu réew waxtaanee wàllu volleyball ak président fédération sénégalaise bu volley Tindi tontu ci li nga xamante ni daal ay président de club daal nañ koy yëkkati ci ay kaddu bëgg rek ñu daal di amal assemblée générale bu seen fédération ndax ñoom gis nañu ni ñeenti at nit ñi boobu léegi ñu nga bëgg a amal assemblée générale waaye furas bind nañu yuuxu nañu def ñu lu ne waaye dara sottiwul. gannaaw loolee nag ki nga xam te ne moo di Abdoulaye Ndoye jiite fédération sénégalaise bu volleyball yëkkati na ay kaddu ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne.
comme wax naa loolu mais léegi pour wax rek ne ñun ñu ngi jëm ci assemblée nationale on est conscient nañ ci loolu donc ñu ngi jël suñu matukaay pour que assemblée nationale mun a nekk mais assemblée nationale tam dafa am ay conditions pour mu mun am dafa am lu ñuy wax processus ak chronogramme loolu ministère tegal léegi donc bu ñu paree il faut que ligue yi réunir pour réunir seen délégué il faut que le comité directeur dem daal di daje daal di waxtaan aussi fekk rapport yi ñu war a def yëpp ñu def ko ñu valider ko bu ñu ko valider ba pare ñu jëboo ko ministère des sports ministère bi ak fédération maintenant lëkkaloo daal def li ñuy wax chronogramme appel à candidature pour fekk am ay candidature ak comité ñu def tekkal benn kuréel boo xam ne mooy saytu élection yi loolu pare assemblée nationale mun a nekk ñoom ñooy xam mois bii day nekk mois prochain wala dans 2 mois loolu mën xaw ma ci dara mais ensemble daañu ci dem de toute façon bu conditions yi réunies daañu ci dem amul benn problème kenn bañu ko rek laa bëggoon wax donc ñu ngi ci liggéey donc bu jotee rek en principe bu chronogramme ministère bu ñu joxee le feu vert ñu def assemblée nationale loolu laa ci bëggoon jox quoi pour kenn. kooku di président fédération sénégalaise bu volleyball ka taataan kaddu yi moo di Abdou Diouf Junior taataan itam kaddu kii di Charles Louis Seck moom mi nga xamante ni moom moo di détenteur record bu Sénégal ci wàllu 100 mètres. ci lu yàgg sax moom nag la mu gis ni jamono gi moo di foog rek ñu xoolaat nan la ñuy doxalee lii di athlétisme bi ndax la ko gàllankoor bëri na ñu déglu ko Charles Louis Seck ci téléphone Abdou Diouf Junior. lu may gis ci sunu athlétisme bi métti na ma trop parce que dans les années de gloire les années 80 90 2000 sunu athlétisme moo doon référence en Afrique. Et puis dañu respecté woon au niveau mondial dañu amoon ay grands champions comme ay ñoom El Hadj Amadou Diaba ay Ami Baké Thiam Ken Ndoye ñoom ñëpp dañu am médaille sur le plan international ak ñeneen ñi yëpp di sur le plan africain di remporter ay médailles tey moom benn tey amul dara benn athlète kese la ñu am mooy Louis Mendy 110 mètres. moom tamit il est très bon mais dafa laaj ñu dimbali ko un peu plus sans oublier yeneen yi am na yeneen potentiel yeneen talent ñoom tamit il faut pas ñu fàtte leen et il faut pas ñu fàtte leen sans compter entraîneurs yi matin midi soir ñu ngi ci terrain yi yëpp la ñuy joxe. yëpp lañu joxe et puis ñoom tamit il faut ñu xoolaat seen situation parce que c'est pas facile 2020 la ñu nekkuñu ay 1970 non c'est le bénévolat là est à revoir puis je pense que tamit il faut ñu xoolaat sunu politique sportive. kooku di Charles Seck bokk ak génération ñoom El Hadj Amadou Diaba. donc moo doon yëkkati yooyu la kàddu jagleel ko lii di athlétisme Sénégal ak jafe-jafe yi nga xamante ni ci la daal di nekk ak itam proposer ay solution ngir ñu daal di relancer bi nga xamante ni benn bu du ñaar yoon nag bégal na Sénégal yi. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan wi. xabaaru ñeel caada dañ ci ànd ak Ana Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ci jamono yi nga xamante ne ñu ngi waxtaane bu baax a baax lu jëm ci wàllu loi ci statut de l'artiste ñi yëngu ci wàllu musique dañoo bëgg a taxawal lu ñuy naan ab guichet unique de spectacle projet boobu dañ ko doon waxtaane ci ab ndaje boo xamante ne yàgg na diirug ñetti fan fii ci Ndakaaru guichet unique de spectacle boobee la ñu Daniel Gomez njiital AMS association des métiers de la musique au Sénégal di ñu leeral. toog ñetti fan yi mooy di xalaat loi bi bu génnee ñun naka la ñu mën a def ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyloo pour ñoom ñu mën a def seen cotisation sociale en tant que employeur te ñoom bi ñu waxtaanee ak ñoom nee nañu loolu nangu nañu ko waaye mënuñu ko toog chaque semaine bu dee da ngeen di liggéey chaque semaine ak ay employeur la yu wutee day bind kayit yooyu boo leen amee benn organe boo xam ne mën na def lu liggéey boobu que ñu ànd nañu ci loolu ñu xalaat mooy benn guichet maanaam benn bureau boo xam ne mooy jël cotisation sociale wu employeur yëpp képp ki nga xam ne mooy employeur artiste jox leen benn bulletin salaire saa bu ñu duwee te cotisation yi bu muy jël moom moo leen di versé ci caisse de sécurité sociale IPRES même mutuelle de santé loolu mooy guichet unique. gannaaw ndaje bi nag daal di nañ adopté benn feuille de route maanaam xool lan la ñu war a def léegi ngir mën a taxawal boobule guichet unique. tey jii nag ñu xamante ak benn jeune artiste sénégalais Youssoufa Gueye lay wuyoo turam artiste di Max Youssoufa moom nag li mu gën a bëgg ci wàllu musique moom mooy reggae loolee la def daal di ci génne ñetti single Mamadou Oumar Ba moo ñu gën a xamle ak moom. Max Youssoufa ne reggae
reggae fusion lay def. tànneef musique bi am na fu mu ko teg. reggae moo ma xëcc parce que man ba ma nekkee xale aussi sama papa dafa voyagé dem Côte d'Ivoire foofu tamit influence boobu daf ñëw ak Alpha Blondy ko fekk muy musique mu nekk si man donc defoon naa yenn si nag dama jàpp ne reggae daal si laa gën a sentir sama bopp si laa gën a yëg ne war naa mën a liggéey. muy ñëwaat ci Coro Baye Samba di benn ci morceau mi def ko beneen bindin. c'est pas carrément une reprise parce que dama bind texte di xool société bi ni muy demee Coro Baye Samba ne jànk bi sa koñ bi moom nee na du seeg baadoo la te pourtant boo demee këram fonde wala sombi lay reeree donc ba pare waxaale si les problèmes de casque du ma seeg diw ndax guerre la wala géer wala tëgg la loolu tamit dama ko si dugal donc référent bi laa jël Coro Baye Samba mais suñu le texte c'est bien et tout est bel et bien de moi ma ne ko bon puisque am na en version mbalax comme man reggae laa bëgg xam nga def ko en version reggae ma xool lan lay joxe. tàmbali musique bi depuis 2000 waaye ba tey Oussoufa amagul album. carrière nag dafa ni ñu waxee carrière en dents de scie am naa si yàlla teg na ma ay nattu yoo xam ne moom la yoo xam sànq en 2005 teg célébé yoon bi affaire bi naroon explosé mu dem am benn cassure bon du mu dugg si détail mais lu dur lu métti moo ma daloon foofu su doon keneen damay bàyyi musique. Atepa ABC Coro Baye Samba yëpp di